chers amis internautes de MATV, encore Sidia avec vous et auprès de vous, juste cette fois pour l'actualité, pour parler avec vous, nous rénover nos sincères pensées et nos sincères opinions sur l'actualité. Tey nag ma am mbégte kontante nekk ak yéen sur MATV comme d'habitude di leen accompagner fu nekk saa su nekk ma nekk nag ak ki nga xam ne tout le monde le connaît mais je vais laisser le soin de se présenter lui-même. Il s'appelle Imam Dramé. Duma def lu dul bàyyi ko mu wax leen moom mooy kan ak ci lan lay yëngu après ñu dugg ci débat bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Sira ñu ngi lay nuyu di leen wax asalaamualeykum di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ci internet bi surtout di suivre MATV di leen encourager d'abord ci taxawaay bi parce que réew mi tey soxla na ay ndaw yoo xam ne dinañ taxaw ci seen wetu askan te ñu ngi leen di topp gis nañ ni taxawaay boobu ngeen am man nag maa ngi tudd El Hadji Malick Dramé xëy na Imam Dramé bi surnom la mais le nom vrai c'est El Hadji Malick Dramé jàngalekat laa maa ngi dëkk Andoulaye ñi xam région de Louga département Kébémer mais maa ngi fii Dakar di jàngale yor école bu ñuy wax Institut Islamique Al Umma man maa fa nekk comme directeur waaw ragal naa ni pour résumer loolu mooy présentation bi. Imam keroog ñu dégg président ba muy def récemment 31 décembre ba muy wax ci dialogue am di wax ci discours am ñu posé ko benn question. ne ko ndax day am troisième mandat wala déet mu ne du ne waaw waaye tamit du ne déedéet. waaw wax boobu noonu nga ko jàngatee ak l'islam aussi nan la andee imprécision président maanaam njiitu réew bi nga xam ne il n'est pas précis waxul waaw waxul déet. waaw xam nga man pour ma wax la dëgg troisième mandat bi li tax duma ci sori mooy dama jàpp ni c'est lu impossible la lu mënul nekk la parce que sénégalais yi boo xamee seen taarix xam seen démb xam fi Sénégal jaar ba agsi fii Sénégal du réew muy nangu troisième mandat lu ñu bañaloon Ablaye Wade duñ ko nangul Macky Sall kon man moo tax jàpp naa ni tey li Macky Sall di wax amul solo encore une fois xam nga li am solo mooy li nekk ci constitution bi. mais am na droit moom waaw amaat mandat parce que ba ñuy changer constitution bi. moom ci la am deuxième mandat ce qui signifie que deuxième mandat bii ak constitution nu mu changé. bi mooy compter pour premier. waaw xam nga loolu juriste yi ñoo koy wax rek. mais man dafa am lu ëpp doole droit mooy moral débat bi nekkul ci cadre droit war naa am wala warul am dafa am lu moral nangu ak lu moral nanguwul moral moo ëpp droit moo ëpp doole yooyu yëpp. nga defe ni moralu président accepté na loolu ndax bañ ko laajee dafa ne déedéet. moom laa lay wax xam nga président amu ci solo peuple bi moo ci am solo parce que président kenn la rek ci peuple bi te peuple bu nangoo yàlla dafa wax ci alxuraan ni inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Peuple bi bu ñu nangoo troisième mandat rek ñu teg leen ko bu ñu ko bañee ñu dellu ci ginnaaw man loolu laa gëm encore une fois li Macky Sall di wax ak li keneen di wax amul solo li nekk ci constitution bi moo am solo te constitution bi li ci nekk sénégalais yi xam nañ ko defuñu mooy kenn du fi am ñetti mandat loolu leer na kon jarul commentaire bis buñ ci àggee jàpp naa ni sénégalais yi dinañ ci taxaw la ca war a def dinañ ko def àggaguñ ci amaa nag président boo xam da ngay wax oui wala non loolu yow la engagé ñun engagé wuñu ñun daal li ñu gëm mooy 2024 Macky Sall mënul présenté wu loolu la képp kuy ab sénégalais bu naturel te bëgg réew mi loolu nga gëm tey jàpp naa expérience bi Macky Sall am ci nguur ak ni mu xamee sénégalais yi ndax Macky Sall kenn gënu koo xam sénégalais yi parce que jaar-jaaram wane na ko et puis tam man bokkuma ci ñi naan defu fi dara man gëwuma loolu am na lu mu fi def ndax am na jaar-jaar mu jàngee ci réew mi jàngee ci université réew mi fal ko fi jox ko ndomba tànk yëpp mu def fi ñaari mandat jàpp naa ni Macky Sall ci li ma rafet njort bu rafet mooy du wut troisième mandat ci li ma jàpp bis bu demee nag ba ay nit dugal ko ci bu boobaa peuple bi moom ñu ngi fi taxaw jàpp naa ne luñ mayuloon Ablaye Wade duñ ko may Macky Sall loolu laa gëm. mais yow ci sa xalaatu boobu deuxième mandat wu Macky Sall bi nga xam ne mu ngi en cours. gisoo ni am na yow li nga xam ne sa xel. sa xel bu gàtt rek Macky Sall am na yi nga xam ne mu ngi koy négliger. waaw xam nga Macky Sall moom li mu négliger bari na li mu négliger bokk na ci kaawu Aline Sall rek doy na exemple parce que dañu woon du ma ko fal dara mu jël Aline Sall jox ko ay ndomba tànk bañ ko fiy jiiñ 6 000 milliards loolu négligence am na ci yaa ngi dégg
Macky Sall boo xoolee bi ñu koy fal dafa bokk ci yi ñu ko faloon taxoon ñu fal ko mooy bonne gouvernance bonne gouvernance tey Macky Sall échec na ci parce que bari na ñoo xam ni ñu ngi nekk ci régime bi jege ko ñu ngi leen di topp maanaam ñu ngi leen di topp ñu ngi leen di jiiñ ay milliards li jaadu woon poy ñu yóbbu leen fa mbaxana doonee benn ñu xam ba xam loolu wér na wala wérul parce que Macky Sall bi ñu koy fal encore une fois faluñu ko woon pour ay tali Abdoulaye Wade defaroon na ay tali ba noppi bu doon ay tali rek Abdoulaye Wade du fi jóg mais Macky Sall li mu doon wax mooy bonne gouvernance ci lañ ko falee bu ñu fàttee mooy lan xaw ma lan nu ko seen slogan boobu ñu doon wax gouvernement nuñ ko doon waxatee am na moo yu ñu daan ay slogan yu ñu daan utiliser moo bi dina ñëw léegi bonne gouvernance daal moo taxoon ñu fal ko ci la campagne bañ jox ko réew mi ci lañ ko falee kon Macky Sall bu mu faloo loolu la waroon a njëkk réglé xam ni bu doon ay tali rek ak ay bourse kon Ablaye Wade du fi jóge Ablaye Wade mën naa ni ñi fi jot a jaar ci Sénégal depuis Senghor ba ci Abdou Diouf ku waxal yàlla xam ni Ablaye Wade changé na xar kanamu Sénégal te teewul Sénégalais yi biñ demee ba gis ni ñi mu àndal li taxoon ñu fal leen nekkatuñ ci dañ leen a sanctionné kon Macky Sall néewuma man su ma ko doon may note du ma ko may 10 bu dee maanaam bu dee 20 la war a am 7 laa koy may damay jàpp waaw 7 parce que dama wuyuwul nit ñi ci li ñu ko doon xaar parce que ñaata nit ñoo dee ndax Macky Sall Mamadou Diop dafa dee fii ci place le 23 juin ñaata sénégalais ñoo dee lu jiitu Macky Sall di falu kon Macky Sall liñ koy wax nag mooy wolof nee na du ma topp diw boo ko déggee fa ngeen jëm moo soriwul parce que nee woon na day def 5 ans ba mu yàgg mu def 7 ans sénégalais yi bàyyi noonu yàlla def mu dem élection man damaa gëm ni Macky Sall dafa gagné élection yi sénégalais yi ñoo ko voteel man damaa bokk ci ñi gëm loolu sénégalais yi nag ku jàpp ni dañoo dofuñu dañoo jàpp ni xëy na bilan convaincre na ñenn ñi majorité bi fal ko nit ñi ànd ci kon bu demee ba 2024 bu ko neexee mu wut candidat am na ci droit mu soutenir candidat te bu boobaa sénégalais yi ñooy tànnaat waaye nag am moom mënatu la bokk te it ñi nga xam dañoo bokk ci nguuram dañ leen di topp ci ay dossier ñu dem wuyi ji parce que bu ñu wuyi jiwul tey bis dina ñëw ñu wuyi ji man loolu laa gëm parce que Sénégal day continuer di exister après Macky Sall. léegi ñu gis li nga xam ne actualité mën naa ne barki Dembo Ndiaye. Moustapha Diakhaté. moom mi nga xam ne apériste la. ku xam APR mën naa ne Moustapha Diakhaté bokk na sur les premières personnes yi nga xam ne ñoom lay nommé parce qu'il a marqué APR. dëgg la ñu dégg ni am nañ ay fissures foofu et qu'il a été exclu. dëgg la ñu bañ exclusion boobu moo tax moom mu créé benn blocam bu ndaw ñu bëggoon nga xuus ci tuuti ak nga jéem si wax ak suñu mbokk internet yi ci problème boobu fekkee. waaw Moustapha Diakhaté man dinaa ci sawar a wax parce que xawma ko ci jëmm musuñu joxante loxo mais xam na am na lu ma xam tuuti ci moom ci jaar-jaaram parce que Moustapha Diakhaté li nit ñi xamul mooy taalibe Cheikh Anta Diop la bu doon ci politique dañuy wax ni sëriñ lay ciy wut Cheikh Anta mooy taalib mooy sëriñam te ku xam Cheikh Anta ak ni mu meloon ak conviction yi mu amoon ba tey ba mu am li mu am lim ko maanaam li mu am yëpp li ko mooy dëgër ak gëm Afrique ak nekk koo xam ni sénégalais bu raxul dara nga Moustapha Diakhaté nag boo delluwaatee ci paaseem parce que nit ñi dañuy gaaw a fàtte nit il faut nga xam démbam pour mën a wax ci tayam dafa am benn waxkat bu ñuy wax Alain Foka journaliste bu mag la boo xam ne dafa nekk ci RFI daraan wax naan nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme parce que nit ki boo xamul démbam pour nga wax ci tayam day jafe saa li ma bëgg Moustapha Diakhaté dafa mus a bokk ci sénégalais yi nga xam ni fu injustice am day jóg taxaw bu ngeen fàttalikoo bi ñuy jàpp fii Macky Sall di ko indil ay problème di ko créer ay nit di ko kompaloo ñu bokkoon PDS pour bundu xatal ko dàq ko génne ko PDS bu koo toroxal Moustapha Diakhaté dafa bokkoon ci sénégalais yi taxawoon ni loolu du ci dal kon Moustapha Diakhaté lu mën a xew rek dafa am bët bu ko sénégalais yi di xool bu bokkut ak bët boo xam ni dañ koy xool yeneen politiciens yi li ma koy wax nag wolof dafa am lu mu wax mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam Moustapha Diakhaté bu mu nekk biir APR di xeex APR amul avenir parce que APR fu Macky Sall yem fa la yem man loolu laa gëm mooy parti bi gën a ñàkk avenir ci Sénégal na génn dem wuti parteem bu dee am na idéologie am mu proposé ko sénégalais yi kenn moomu leen
Ousmane Sonko ngi nii bi muy soog a départ Sénégalais yi tam nañ ko fi dëmm wala ñenn ci Sénégalais yi am na ñu ko fi doon jiiñ terroriste Ousmane Sonko dem na élection am 15% kon réew mi kenn moomu ko Moustapha Diakhaté na gëm boppam mooy bu mu nax tamit Sénégalais yi mënoo nekk ci ànd ak nit wala nga maanaam li alquran di afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad nit da ngay am sa combat day leer day xeex li fi nekk mu ne li fi nekk kat doyatuma génn naa yaa ngi dégg mais mënoo nekk ci biir yaa ngi dégg buñ nangoo say ndomba tànk nga génn taxaw yuuxu buñ la ko dellowaatee nga noppi Sénégalais yi kenn dootu leen nax ci loolu parce que Moustapha Diakhaté man naw naa ko nangul naa ko conviction mais ñi doon cautionné dàqu Ousmane Sonko Moustapha Diakhaté la biñ fi dàqee Ousmane Sonko Moustapha Diakhaté moo ko doon cautionné kon Sénégalais yi ñoo sonn ci façon politique boobu Moustapha Diakhaté bu gëmee boppam te bëgg a liggéey réew mi soxla na expérience am na dem wuti parti wala mu wuti mouvement wala mu dem fekki Ousmane Sonko wala mu dem moo xam nu muy def wala mu dem ci opposition bi mais nekk APR bu fekkee ni da ngay yuuxu bu la président wooyee ngeen am nu ngeen def nga noppiwaat loolu Sénégalais yi pareetuñ pour nangu loolu du tere nag combat bi muy xeex combat bu noble la parce que nit boo d'accordul da ngay taxaw ni d'accorduma mais nag mu des liñ ko def dàq biñ ko dàq man en tant que ab sénégalais ak fekke démb loolu mënuma ko rafetlu parce que nag nit boo koy dàq sax nga déglu ko ku mel ni Abdou Mbow maa ngi koy lancé benn appel xam ne ko Abdou Mbow yow xale nga sa avenir ci sa kanam la nekk te réew mi bul nangu lu ñuy def loo xam ne moral nangu ko éthique nangu ko ñu jiital la parce que boo ko defee sénégalais yi dañ lay dugal ci benn génération politicien bi fi nekkoon te politique boobu jeex na ci Sénégal boo gisee nag ku mel ni ay Abdou Mbow ak ku mel ni nu mu tuddati sëñ Mbacke Ndiaye damay tudd seen tur maa ngi dégg fan yi mu naan nee na réew mi dañoo war a lan mandat yi dañoo war a bàyyi rek ku nekk toog ba doyal il faut nit ñi wax sénégalais yi kan mooy sëñ Mbacke Ndiaye sëñ Mbacke Ndiaye mooy ki nga xam ni moo taxawoon fii ci deuxième tour bi diggante Macky Sall Ablaye Wade élection yi metti woon torop réew mi nekkoon 2012 nekkoon ci enjeu bu jafe Sénégal yëpp toog di xaar conseil constitutionnel sëñ Mbacke Ndiaye génn déclaré ni Ablaye Wade gagné na 52% kon sëñ Mbacke Ndiaye boobu du yow yaa ñuy jox tey Sénégal ñaata mandat la war a am li waroon a am la nga waxoon bu doon réew mi day daw ci dëgg yow yaa ni woon bu Ablaye Wade perte nguur ñun ñëpp ci kaso lañ jëm kon yow réew mi bu jaaree yoon yow da ngaa waroon a dem kaso waaye waroo toog fii di cautionner ay 3e mandat kaaw Abdou Mbow nag man Abdou Mbow naw naa ko parce que ba xeex jotee bokkoon na ci ñi xeex ba jëlee fi Ablaye Wade mais nguuru yàlla day jeex bul nangu loo xam ne moral nangu ko éthique nangu ko déontologie nangu ko nga koy jiite parce que yow xale nga te Macky Sall defar na carrière am ba pare nekk na président de la République mën na fee jógee dem nekki président Nations Unies yow ëllëg sa carrière politique da nga ko war a defar lépp loo xam ne moral nangu ko éthique nangu ko peuple bi ci boppam ñoo ko dul accepté waaw peuple bi ndax ko xam réew mi xam ne réew mi dañ ko tabax ci ngor dañ ko tabax ci jom tabax ko ci fit ak fulla ak fayda waaw te loolu suñ mag ñi ci loolu lañ mus a taxaw tabax ko ci liberté parce que Cheikh Seydil Hadji Malick mi nga xam ni ñun suñu référence la wala dafa bokk ci suñuy référence boo demee ci mbindam da nga ciy fekk muy wax liberté d'expression kon liñ ñu bëgg a gëmloo ni tubaab yi ñoo fi indi liberté d'expression ay caaxaan la dañ ñuy nax alaaji Malick nee na ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati mu ne yow yàlla nga yëkkati sama yitte ba mu kawe waaye yow yàlla nga ma def ma bokk ci ñi ma am liberté totale kon kooku kenn gënu ko woon a am liberté Cheikh Ahmad Bamba koroog bi ko tubaab bi ne yaa moom dafa ñëw tubaab bi nga ko woowee fii ci ñaari rakkay Ndakaaru accusé ko ni ko yow sëriñ bi terroriste nga baat boobu lañ jëfandikoo sëriñ ni ko yow jihadiste nga sëriñ Tuubaa ni leen inni ujahidu bil ulumi wat tuqaa man de damay def jihad de waaye dama koy def ci xam-xam ak ragal yàlla kon ñun dañoo am ay références yoo xam ni réew mi dafa am lu muy bañ am na loo xam ku ko fi def réew mi dina la sanctionner man loolu laa gëm. Imam, en parlant de sanction ñu bëggoon balaa ñoo dugg ci jeunesse parce que dinañ wax tuuti ci jeunesse bi ndax am na actualité yu fi nekk foog ñu waxtaan si donc y a pas de sujet tabou. amul sujet tabou xam lan ngay wax suñu mbokk politiciens yi. waaw ban message nga mën leen a lancer pour waxtaan ak ñoom maanaam dellu si seen xel yi. non politiciens yi man moo amatuma ci ñoom yaakaar parce que man dama bokk ci sénégalais yi doon xeex pour Macky Sall jël réew mi
bu ma la waxee dëgg donte musuma jënd carte membre APR musuma caa bokk na leer waaye bokkoon naa ci ñi doon xeex pour Ablaye Wade jóg fi na leer man duma làqatu waaw bokkoon ci mouvement Y'en a marre yaa ngi dégg mais bi ñu falee Macky Sall dañoo am tey déception moo tax man amatuma yaakaar ci politicien parce que politicien ñaari catégorie ñoo ci nekk mooy ki nga xam ni nu muy fexee ba falu ki falu ba noppi ñaar ñoo fi nekk ki falu ba noppi ak ki faloogul ki falu ba noppi 16e bi rek lay fexe bañ ko yëngal nu muy fexe ba 16e bi gën a dëgër yaa ngi dégg ki faloogul nu muy waxee ba falu rek ci lay dox kon man awma yaakaar ci politiciens yi man kay su ma amee appel bu may lancé jeunesse su Sénégal laa koy lancé ak intellectuels yi ñu bañ a trahir suñu maam yi bañ a trahir réew mi parce que nag politiciens yi li ñuy def ñu di ko nangu ñun la neex tey Amérique Trump nga ne ñimewu leen a fooye am na loo xam bu ko fa defee balaa suba ñu wàcce ko pourquoi ñun tamit ñu nangu politiciens yi di ñu teg yenn yi ci peuple bi la kon réew mi peuple bi il faut ñu taxaw dafa am benn bindkatu arab bu mag bu ñuy wax Abul Xaasim Ash-Shabi ponkal la woon bokk na ci ñi xeex indépendance su Tunisie da daan wax ni isa shaabu yawman arada al xayaa fala budda an yastajiba al xadar bayit boobu Sidi Lamine Niass daan na ko wax ñu ngi ciy profité di ko ñaanal fa mu tëdd suuf sedd ci kawam parce que réew mi tey soxla na ku mel ni moom mu ni bépp peuple boo xam ne da ngaa bëgg a libérer sa bopp il faut nga fekki dogal yi kon peuple moo am solo du politiciens yi parce que politiciens yi ni wolof nee na nit ki ni mu la gisee rek noonu la lay jàppee kon ñun bu ñu amee taxawaay politiciens yi duñ ñu fooye boo gisee ñu ñuy fooye ci ñun la kon jeunesse bi ñoo war a jug taxaw ñu def li ñuy wax révolution pacifique parce que révolution ñaar moo am nga def ko ci arme wala nga def ko ci pacifique révolution pacifique daal ne lii dootu fi am bañ nañ ko parce que ñun la suñu avenir nekk en jeu Macky Sall avenir am leer na ba noppi Aline Sall avenir am leer na ba noppi Ablaye Wade avenir am leer na ba noppi Karim Wade avenir am leer na ba noppi ñun ñi la suñu avenir leeragul te réew mi nag kenn ëppale wu fi kenn ñun ñëpp benn carte d'identité lañ yor ñun ñëpp benn nationalité lañ yor li ñu boole mooy un peuple un but une foi kon encore une fois le Cheikh Anta Diop daan wax taxaw temm na jeunesse bi jug taxaw temm pour seen askan taxaw temm pour seen réew loolu laa am ci message bu may wax pour jeunesse